Noël bu guddi gi xaajee mbooleem ñi jokk ci jàngu bi daañu màggal ganesik àdduna Jésus Christ daañu ñëw ak yéen ci solop bés bi archevêque bu Ndakaaru daal di sàkku ñëpp daal di taaral jikko yi ci xew-xew bi ñu jëm ci atum 2019 muy paluk njiitu réew mi yéeneem di benn gàkk bañ a am ci tànneef wi. Faatuk Fallou Sène ndongolo li faatu woon ci ay jàppante doxoon ci diggante alkaati ak étudiants yi ci diwaanu Ndar tolluwaayub gëstu yi biñ ko sumbee ba nëgër ni amul lenn lu ci leer ba fi ñu toll kenn ci avocat yi jàpp ne loolu lépp ak tayef la ci seetloom. bitim réew ñaari weer a ngi Gabon kenn toogul ca boppu réew ma ci jëmma songam tëraloon njiitum réew ma moom moo ko waral opposition ba ndëkk ñoom ñu ngay wëy di ko tiislu jaraaf bu Ndakaaru ci wàllu football boo mooy ay ndaan dana dal ca kawam loolu gannaaw fitna gi wàlli woon ca seenub daje jongante bu mujj ba ñu amaloon ci wàllug Ligue des champions. Insa Seck moo leen dégtal xibaar yi ci jàppandil gi Mouhamadou Kandji ci kaddu gi Khalifa Diakhaté asalaamaaleykum. guddik tey lambo solo bu yaatu ci njabootuk jàngu bi ñuy màggal ganesik àdduna Jésus Christ muy lambo itamit ak mbokk bokk ak jàppalante li ci kàggu yi mooy moo ngi solo woo jàmm ak yoonal waaye it demlante Antoine Diouf. Noël bokk na ci fête yu gën a ràññeeku ci diine chrétienne looloo tax jàngu bi jox ko dayo bu mu am nile abbé Alphonse Biram Ndour mooy curé paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff. Noël dafa di xewte gu am solo ci suñu diine chrétienne ñuy fàttaliku juddum musalkat bi almasir bi nga xamante ni moom mooy Yesu Christa moom mi nangu jël cër nit ba mu doonee yàlla ngir ñëw fekk si ñu itamit ci suñuy dundinu bés bu nekk ngir soppali ko ndaxte xam nañu ne Noël tamit dafa di xewte boo xamante ni nit ñi ci seen bopp la ñuy dund moo di coofel la ñuy dund moo di jàmm la ñuy dund moo di njubaay te njubaay boobu coofel boobu jóge ci borom bi suñu yàlla looloo waral ñu ngi ñaan borom bi suñu yàlla ci dikku musalkat gi li nga xamante ne moom la ñuy fàttaliku mu sotti jàmm ci xol yi ci njaboot yi ci dëkk yi yëpp dëkkaan yëpp ngir mu doon vraiment dëkkuwaay bu yàlla bëgg ndaxte yàlla la ma mës a bëgg ci diggante nit ñi diggante xeet yi du leneen lu dul jàmm du leneen lu dul coofel du leneen lu dul ndëgal gi nga xamante ne moom ci boppam moo ko jiite te may ñu ko ci dara ñu war ko séddale ñun tamit ci dara. ci guddi tey jile ak ëllëg si bëccëg bi catholique yi dinañ amel ay ñaan ci seeni jàngu yi lépp jëmale ko ci màggal juddu Yeesu Krista. archevêque bu Ndakaaru dénk mbooleem ñi mu yitteel ñu daal di fexe ba paluk njiitu réew mi daal di am jàmm ak leeraange ci te lenn du ci jur ay natable monseigneur Benjamin Ndiaye sàkku yi tamit ci askan wi ñu daal di taaral jikko yi ci la ñu jëm muy paluk njiitu réew mi kaddu yi jip nit ki na mu ko baaxoo ci kaddu yi muy faral di yëkki gannaaw yor gu ne ci bés bi loolu yi ci résidence Badamier di ab dalluwaayam liñ si déglu abbé Augustin Thiaw ci tënk moom mooy secrétaire général conférence épiscopale mu ngi ko dénk kaddu yi Baba Ndiaye ci ay leeral. ñu ngi waajal tey xewte tànneefu njiitum réew mi ci weeru février bi ñuy séentu te yoon la ñépp ñi di utamanko ci seen biir kuréel muy parti politique ngir tabb kenn ci ñoom ngir mu doon njiit lañuy xaar ci ñépp ñi di mbébét doon njiitum réew moo di ñu doon ay nit ñu mët kilifa ay nit ñi di ràññee ngir seen jikkoo yu jub te mët a rooy mu di ci seen wax ak seen jëf ñooñu lee itam dañu war a doon ay royukaay ngir ndaw yi suma yéene tey moo di ñun ñépp ñu fexe ba taxawal élection yu jub yu leer te di feeñal démocratie dëgg na képp ku di wax dara na ci boole dëgg gu wër peng ndegee ci biir dëgg la lépp lu baax te jub fekk baax nañu ubbi sunuy xel ci baatu yàlla bi mu ñuy àddu te woykat bu sell bi bamtuwaat ko ci kàddu yi leen naan coofeel ak dëgg dañu war a tase njubaay ak jàmm di lëkkaloo noonu dëgg gi dina sax ci biir suuf si te ci kaw asamaan njubaay dina walangaan.
lu mooy loolu nag ku ne xam ne ni reerub Noël ci Sénégal yàpp mbaam daf ci amub cër bu yaa ca marché bu Bignona ba nekk ca Grand Yoff njaay ma daal dina koy gën a firndeel ndax mu ngay dox bu baax rawatina bi njëg gi wàccee ba ci 800 kilo bu ne reportage yu Oumou Kalsoum Ba. jolli waxtaan bi xumb ñu ngi fii ci marché Bignona fare ci Grand Yoff nga xam ne jaaykatu yàpp mbaam yi foofu la ñu sanc xumbate bi nag lu xel mën a nangu la ndax Noël ñëw na catholique yu bari nag ñu ngi teew ci barab bi ngir mën a jënd ndawal ndax kenn mënta wax reeru 24 décembre wala bu Noël génnee ci yàpp mbaam mbir mu ni mel di wéy di doxal bu baax ñi nga xam ne ñooy jaay ndawalu porc. depuis samedi nit yi ñu ngi ñëw bari nañu nit yi di ñëw ñu ngi jënd kontaan nañu tam mu ngi dox bu baax si day dox mais surtout samedi 2500 la jar doo amul di yokk am kii depuis mu ñu ko fixé 2500 jusqu'à présent même. njëgu kilo yàpp mbaam bi nag daanaka ñoom ñëpp ñi koy jaay dañ ci méngoo ñu ngi ko tabb ci juróom-benni téeméer waaye léeg-léeg nag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jaay dañuy am jafe-jafe ngir gis mbaam xuux ngir mën ko jébbal ñi nga xam ne ñooy woy jëfandikoo yi. fête bi moom gis nga à chaque fois veillu fête bi mu nekk fête Noël wala fête Pâques yooyu noonu liggéey bi day xat parce que demande bi mooy fort de telle sorte que vendeurs yi dañuy essayer au plus le maximum possible rek pour ñu jéem a satisfaire seen clients yi mais tamit dafa di secteur boo xam ne dafa xaw a métti du fait que pour nga am mbaam jamono jii nii dafa métti foog nga dem ba côté Fatick si àll bi wala Tamba wala Mbour wala Kaolack loolu moo tax te boo fa demee coono bi nga fay daj pour nga am mbaam sax beneen problème la. lu ñeel wàllum qualité ak njëkk amul lenn luñ ci mën a wax bu ñu sukkandikoo ci Jean Baptiste mu ñëw ci barab bi ngir jënd ndawal. donc yàpp mbaam lañu jënd si fii comme fête la. ñëw jënd yàpp bi kilo bi 2500 la ñu koy jaayee et que dañ la koy jaayee à très bonne qualité donc ku nekk mën na ci jël si wàllam quoi. non yokkuñu ndax feebar même prix bi lañ koy jaayee ba tey rek. yàpp mbaam xuux nag ay at a ngi nii catholique yi moom la ñuy jëfandikoo ci guddik Noël mu nekk ab tradition bu sokkeekoo ci sanglier bi nga xam ne mu ngi tuddoon jadis ñu daal di koon rey ngir sacrifier Dieu Germain ci guerru Wotan waaye Sénégal fii nag fidèle catholique yi ñoom seen baaxantal mooy togg reer bu mucc ayib ñoom ñëpp ñu bokk ko mu dem ba nekk ab caada ci suñu réew. ñu ñaanal joyeux Noël mboolem ñi jokku ci jàngu bi benn waxtu tegal na juróom-ñaari minutes ñu wéy ci xibaar yi. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio. chef d'état-major général des armées kilifa ak soldat si daal di nemmeeku ji troupe ya nekk ca Kolda général Cheikh Gueye ne solop tukki boobule mooy fexe bëgg nañ leen a ñaaxaat ci seenub liggéey bi nga xam ne ñu ngi saxal di ko wëyal nemmeeku bi tamit daal di jëm ci nemmeeku anam yi nga xam ni noonee la ñu toogee ngir mën leen see indil ay yokkute bu fekkente ne yitte woon nañu ko dégg na leen itamit gën leen a dooleel gannaaw ba mu sàkkoo ñoom si wàll seen wàll bopp ñu daal di ànd ak saxoo teewlu te bàyyi seen xel ba dara du leen mën a bett ca Kolda ñu fekki fa Seydou Diatta. ci ab tukki nemmeeku bi mu amaloon ci bët saalum réew mi comme ni mu ko tàmmee def la njiitu l'armée bi di général Cheikhou Gueye yëkkati ay kaddu daal di rafetlu taxawaay njabootam yi lée laata muy promettre ne dina def lépp lu mu mën ngir ñoŋal seen nekkin général Cheikhou Gueye. Le but de venir ici à Kolda c'est d'abord manquer des conditions de travail. dama fi ñëwoon nemmeeku samay njaboot yi nekk fii ci Kolda ngir xam ana yan anam la ñuy liggéeyee ak seen nekkin mais rafetlu tamit seen taxawaay delloo di leen gërëm ndaxte jalgati ñu benn yoon lu ma leen sant ba tax na dinaa def lépp lu ma war ngir améliorer seen condition di leen ñaaxit ñu gën a bàyyi xel ndaxte jamono neexul. Le commandement fera tout pour améliorer vos conditions de travail. ci kaddu yooyu jëm ci dalal xel la général Cheikhou Gueye tàggatu ak askanu Fuladu di ak gox bu bokk frontière ak ñetti réew te yaa frontière daal di wutali secteur 61 nekk ci wetu Gambie laata muy dem nemmeeku zone 5 bu Sikicoor iRadio Kolda Seydou Diatta. iRadio benn waxtu tegal na juróom-ñeenti minutes ñu wéy ci xibaar yi dem ba ca diwaanu Ndar Géej addu jëme ci faatuk ndongo loolu yi di Fallou Sène faatu woon ci jàppante doxoon ci seen diggante ak alkaati ñoom ndongo yi ci ab gréew lu ëpp juróom benn weer a ngi nii benn jéego birul ci leeral yi ñu cay sàkku jamono ji ci ay gëstu waaye kenn ci ay avocat daal ne gis ne loolu ak tayef la ndax tendeefal googile dafa méngoo rek ak coobare yi ñu dénk liggéey ba Awa Diop.
ndongo yu UGB bëgguñu teg ba jëwriñ ñi ñu dénk njàngale mu kawe mi ak wàllum hydraulique ñoom ñooñee la ñuy sàkku moo di ñu andi ay leeral ci dossier judiciaire bu faatuk seen naataango Fallou Sène waaye nag bu ñu sukkandikoo ci avocat bu famille bi dossier boobee dara avancé wu ci maître Assane Dioma Ndiaye. am na foo xam ne quelque part ñi nga xam ne ñoo yor dogal bi bëgguñu dossier avancé bëgguñu dossier bi leer ñoom nag ñoo am seeni raison parce que ci état de droit ñëpp xam nañ ne mbir mu mel nii bu amee ba doomu aadama ñàkk ci bakkanam famille yu ki nga xam ne moo ñàkk ñu porter plainte procureur autosaisiru te fay matérialité bi kenn mënu ko weddi mais depuis loolu saa yu ñu jaaree ci doyen des juges moom nee na jotul dossier bi te xam nañ ne moom rek moo mën a instruire dossier bu mel noonu parce que tribunal militaire la. naam ne jébbal na ak plainte procureur de la république ngir mbir yi mën a leer terewul ba tey amul benn avancement. waaw man bi ma procureur u Saint-Louis moom laa njëkk a saisir mu bind ma lettre xamal ne dossier bi génn na samay loxo jox naa ko procureur bu Dakar mais teewul bind naa procureur bi nekk Dakar ne ko nag famille bi mu ngi conscient wu partie civile te bu sañoon ñu def enquête bi nu mu gën a gaawee ba xam kan moo faat Fallou Sène ak lan moo tax ñu faat ko amuñu benn réaction famille bi aussi ñu ngi xaar ak seen naqar mais defe naa ne am na loo xam ne am na àpp. ndongo bii di Fallou Sène ñu faatoon ko fukki fan ak ñeent weeru mai gële ñu weesu ci ay jàppante diggante étudiants yi ak takk der yi boobee ba léegi nag dossier bi ci wàllum yoon amul benn évolution naataangoom yi di sàkku ñu leeral ana yan anam la Fallou Sène ñàkkee bakkanam lu ko mooy bu benn kilifay réew mi teg tànkam ca université Gaston Berger bu Ndar. iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk. njiitu mouvement Agir dellu gannaaw ci bokkam ci paluk njiitu réew mi Thierno Bocoum ne joxante loxo ak opposition bi loolu mooy sabab bi loolu si jublu waaye ba nëgër ni waxagul ana fan lay féeteeg ci ginnaaw kan wala kan la fas yéene àndal Aïssata Ndiaye. njiital mouvement Agir daal dinay génn ci jonganteel njiitu réew yi ñuy dëgmal bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Thierno Bocoum li waral boobule décision mooy ñi féete ci kujje gi dañu war a boole seen doole. waaw dañuy renoncer suñu candidature ginnaaw ba ñu amee suñu parrainage ba déposer suñu turu coalition parce que dañoo gisee suñu biir analyser situation réew mi xam na ne tey li war mooy ñu boole suñu doole pour mën a jëlee li fi nekk parce que gëm nañu ne ñi fi nekk tey dañoo minoritaire waaye il faut que opposition bi mu gën a organiser wu moo tax tey dañ gëm ne dañu war a dem ci ay pôle yoo xamante ne yu am doole la ay pôle de candidature yoo xamante ne dinañ mën a suba jëli fi ki fi nekk waaye nag loolu dafa laaj nit ñi def ay sacrifice ñun nag dañu ne kenn duñu njëkk ci loolu su dee jar na ko. guddi yi ñu toll kenn xamagul ban candidat la Thierno Bocoum di jàppale waaye njiital Agir li moom xamle na ni fii ak ay fan yu néew dina wax fan la féete. non xam nga ñun képp ku nekk ak opposition bi rek jàpp nañ ne yaa ngi liggéey pour changement am donc ñu ngi waxtaan ak ñëpp ñu nekk ci opposition bi te jàpp nañu ñëpp ñoo bokk même yoon waaye nag dañ ko faral yàgg di wax mooy li am solo du rek nekk naa opposition lu am solo aussi mooy ñu mën a xam fan nga jëmale réew mi ak lan nga bëgg a def pour changement yi am ci réew mi. ndax mën nañoo xaar ab dellu ci Idrissa Seck. waaw li ma leen mën a wax mooy comme nu mu leen ko waxee ci nu mu ko wax bindee ci texte bi wax leen ko mooy que ne dañu enclenché procédure pour waxtaan suñu biir pour véritablement xool choix buy war a mën a tax tey ñu mën a dem élection bu aaju ci programme ak tëralin boo xamante ne dina indi changement yi donc lu ci mënti am rek suñ ci yeggee dinañ ko wax incha allah. gannaaw maître Mame Adama Gueye Thierno Bocoum topp ci donte matal ne liñ ko laajoon ci signature ci parrainage bi alliance générationnelle pour les intérêts de la république du am bulletin de vote ci jongante njiitu réew yi. xibaaru bitim réew ci iRadio. Bokar Alfakan salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa. ñaari weer a ngi daanaka Ali Bongo daal di tëdd ca bitim réew gannaaw feebar bu ko daboon muy am cong waaye boobu na ngeen daal Gabon moom réew ma xamuñu nu ñuy toogee. mu ngoog tey jii 24 décembre mu yemook donc ñaari weer bi Ali Bongo defee AVC fële ca Arabie Saoudite ba ñu hospitalisé woon ko fa opéré ko gannaaw gi nag la fa jógee dem Maroc. pour dallu noppalu tuuti ba yaramam féex mu mën a dellusiwaat ca réew ma pour jiite réew mi léegi li nga xamante ne lii nag mooy xaw a indi jafe-jafe tuuti ci mbir mi xam nga njiitu réew yi 31 décembre dañuy def discours. waaw def bilan wax at mi ñu génn li fi am yëpp ak li ñu fi def ak li ñu nar ci at mi di ñëw moom nag xamaguñu ndax discours boobu dina ko defam déet. ndax am na ay vidéo yoo xam ne gis nañ ko ci mu toog moom ak buuru Maroc ci ab salle waaye moom waxut vidéo bi daanaka amul son donc kenn déggul leen ñoom ñaar
donc moom xëy na tane na waaye AVC dafa nekk loo xamante ni lii bu dalee doomu aadama mën na indi gàllankoor ci sa làmmiñ ak ci sa yenn cër yi ba nga xamante ni bii il faut que nga am toog ab diir balaa sa cër yooyu di mën a dellusiwaat lu ci mel ni làmmiñ bi pour wax ak yenn loxo yi ak wala tànk yi loolu daal mooy li nga xamante ni lii moom la ñu nemmee ko foofu ca Gabon ci ñaari weer yi nga xam ne Ali Bongo nekk fa te réew mi kenn yor ko. léegi laaj bi mooy ndax yaramam woowu nga xam ni ba nga ni ak tan yokku si lool ndax dina am njeexital ci doxinu réew mi. waaw ña nekk ci ku jege moom li ñu xamle mooy loolu mënta nekk am na ci ku ñuy wax Alexandre Barraud Chambrier moom def na conférence de presse ajjuma bi ñu génn daal di xamle ni il faut que ñu wax leen lu leer ci ki nga xamante ni kii fi mu nekk nii moo yor réew mi ndax am réew munoo ñoom ñu nekk Gabon ñu bëgg a doxal affaire mbiri réew mi yëpp fële ca Rabat nekk ca Maroc ca ambassade bi nekk foofu loolu dafay xaw a doy waar moo tax mu samp ay laaj ne fu mu nekk nii wàllu budget bi wàllu koppar yi nga xam ne moom la réew mi yittewoo pour dox kan mooy jël décision yi kan mooy jël matukaay yi wàllu administration bi aussi kan mooy signé kayit yi ak yu ni mel yooyu yëpp mu samp ci ay laaj yoo xamante ni kenn tontoogu ci te li ci gën a doy waar Khalifa mooy ñoom weeru octobre bi passé dañu defoon ay élections législatives léegi élection législative bu cour constitutionnel bi bu ñu joxee résultat yi premier ministre dafa war a démissionner léegi premier ministre bu démissionner kan mooy fal beneen premier ministre. ministre yooyu tamit ñi nar a fal ci gouvernement bu bees bi dañu war a prêter serment maanaam dañu war a waat ci kanamu njiitu réew mi te njiitu réew mi new fi donc loolu yëpp nu muy demee est-ce que dañuy gàddu ministres yi yóbbu leen ñoom ñëpp Maroc. xam nga yooyu yëpp tamit dafay doy waar muy ay laaj yoo xamante ni yi waa ku jëga daal ñoom teg nañu ko di ko laaj waa nguur gi pour ñu jël ci ay matukaay. mu mel ni vice président ba ñoom lay tontu ndax ne mën nañoo wëyal ca dalwaayub ndawul Gabon foofu ca Maroc muy ambassadeur. waaw moom li mu sukkandiku mooy ñoom dafa am seen benn président boo xam ne bi ca atum 1967 la génn àdduna ñu koy wax Léon Mba moom ca ba muy nekk ca bopp nguur ga feebar boo xamante ni bii France lañ ko doon fajee te toog na fa at. te terewul at bi ma def France mi ngi yor réew mi continuer di ko gérer loolu la vice président bi loolu la xamle ne loolu dal nañu déjà fii ci Gabon. muy jurisprudence léegi nag est-ce que jamono jooju ak jamono ji benn la. est-ce que problème yi benn la waaye moom li mu xamle mooy jamono ji sax fii la gën a neexee lu tax ndax diggante Maroc ak Gabon 5 heures d'avion la. te jamono jooju 1967 xëy na déplacement yi diggante Gabon ak Paris daan na gën a métti. donc moom vice président bi li mu xamle mooy diggante Maroc ak Gabon soriwut donc war nañu mën a jël avion yóbbu parapheur yeeg kayit yi ci président bi mu signé bu président bi signé ñu gàdduwaat indi appliqué. donc nee na moom loolu mën na nekk waaye ba fi mu toll nii ku jege ñoom li ñu bëgg mooy ñu taxawal ab kuréel boo xamante ni bii dañuy jóge Gabon dem ca Maroc xool président bi ñoo xamante ni ñii wóolu nañ leen. ñu xool président bi wax leen lan moo ci nekk. est-ce que mën naa continuer yor réew mi bu fekkee mënatu ko ñu jël président Sénat bi teg ko defaat ay élection keneen ñoo jël réew mi waaye moom mënta tëdd rek ñaari weer a ngi nii réew mi doxut kenn yoru ko ñu bëgg a continuer noonu. loolu moom du ndax Jean Ping dana ko nangu ñu defaat yeneen élection. Jean Ping moom nee na mooy président. waaw Jean Ping moom depuis 2016 Jean Ping nee na mooy président. te dañu war a foqati nguur gi ci Ali Bongo def ko président moom woote na sax ne nañu na waa réew ma jaamaatloo ak nguur ga fi mu nekk nii. waaye loolu mu woote woon daanaka kenn topp ko ci. très bien alors ca Centrafrique MINUSCA ñoom ñu ngay jàppale alkaati yi di leen tàggat. waaw xam nga Centrafrique moom réew ma dafa xawoon na sooxee ndax coow yi fa amoon am ay fipp yoo xamante ni dañu jëloon ay ngànnaay di xeex ak nguur gi ba dëkk ba daal ñu noonu France daal di xideen léegi am na ay mbootaayu xeet yi dañ fa yebal ay soldats yoo xamante ni ñooy aar ak sàmm kaaraange ba ca réew ma ñoom nag dañoo jël ay policiers ay waxambaane tàggat leen pour ñu nekk ay policiers loolu nag mi ngi amoon foofu ca Centrafrique ñu déglu ci leeral yi nga xam ne Aminata Ndong defal nañu ko ci. bile tàggatu ñi koy amal ci ndimbalu waa MINUSCA di kuréel bi bàyyeekoo ci mbootaayu xeet yi nekk foofee ci république centrafricaine ñu tàmbali bile liggéey gannaaw ba ñu jëlee lu toll ci 800 ci ay ndaw di ay policiers ngir ñu jàppale nguuruk république centrafricaine colonel Bruno Wayolo mooy directeur général bu gendarmerie bu république centrafricaine. kuréel gii di MINUSCA lépp lu warlu ci wàllum koppar moo ko ci dugal lépp rek ngir xóotal ak jàppandil lu jëm ci wàllug tàggatu kem ni mu ko laaj. waaye tamit jagleel ko ñi nga xamante ni demoon nañu ci toolu xare ba jamono jile loolu daan ci mën a sukkandiku ngir gën a mën a waajal li nga xamante ne dañ ko dëgmal ci seen wàllu liggéey. ci diirug fanweeri fan ci leen ñu tàggat ndaw ñi ci nees def ba indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñuy nemmeeku ci république centrafricaine rawatina ci biir gox yeeg gox-goxaat yi naka la ñu mën a def itam ba contrôler saa su mbooloo amee colonel Osama El Mogazi mooy njiital police bu MINUSCA. jàpp leen ne mission
compétition bi nga xam ne moom ngeen jëm yéen a fa war a teewal seen i réew looloo war a tax ngeen war a def seen kéemtalaay kàttan ngir daal di respecter normes internationales yi nga xam ne moo tënk lépp lu jëm ci wàllum manifestation yi la te bu weesoo li ni mel war ngeen mën a appliquer tamit li nga xam ne moom ngeen jàng seen école mu jëm ci wàllum respecter tamit li nga xam ne mooy droit population yi. droit des populations. ñii di takk der yi ñu ngay xaarandi ñu yóbbu leen ca République centrafricaine ngir ñu matal liggéey bi. ca Togo Bokaral Fakane commission électorale bi daal dinay biral li tukkee ci paluk pencum ndawi réew ma bi ñu amal si ñaar fan ci weer wi. waaw ñoom li ñu xamle mooy parti ba nga xamante ne bii moo nekk ca boppu réew ma di Union pour la République am na 59 députés muy juróom-fukk ak juróom-ñeenti député ni ñu koy waxatee opposition bi ak candidat indépendant yi nga xam ne tam dañu sampoon seen dënd ci falum député yooyu ñoom am nañu fanweeri siège ak ñaar. muy donc fanweeri député ak ñaar ki ko jiite nag di ku ñuy wax Gilles Christ Olympio moom am na ci fanweer ak ñaar yooyu moom am na ci juróom-benn donc ma fàttali ni élection yi yooyu biñ koy organiser waa ku jege lu toll ci fukk ak ñeenti parti dañoo banque seen loxo ne duñ ci bokk waaye li ci xaw a doy waar mooy taux de participation bi nga xam ne moom la commission bi daal di joxe nee nañu 59,25% muy taux bu doy waar ndax pratiquement élection yi kenn gisul kenn ci bureau de vote yi. muy taux boo xam ne bi jaaxal na lool waa ku jega ñu wata ji ñoo ko représenté. mi ngi noonu. ok jërëjëf Bokaral Fakane. xibaaru tàggat yaram yi ci iRadio. ñu ànd ak Seydina Aba Gueye salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. Seydina boo moyit waa Jaraaf am na ndaan gu leen di yoon. waaw ndaan googu nag li ko jur mooy xam nga Jaraaf weekend bi dañ doon dalal ñii di Wydad Athletic Club bu Maroc loolu ci match retour 16e de finale Ligue africaine des champions la woon rencontre boobu nag muy match boobu ci xeex la jeexee xeex bi nag ñi ko jur mooy waa Jaraaf ndax ñoom dañoo gagné 2 bal ci benn waaye benn boobu marocain yu dugal moo tax ñoom ñu qualifié ndax ñoom ba ñuy dóor Jaraaf 2 bal ci dara lañ ko dóoroon loolu la ñuy wax score cumulé maanaam boo boolee ñaari score match yi marocain yi ñoo jàll léegi nag toog boobu Jaraaf toog moo neexul supporters yi ndax ñoom jàpp nañ ni arbitre bi ni mu doxalee du yoon ba tax ñuy sànni xeer jëmale ci arbitre bi ak beneen équipe bi ba toj bopp arbitre de touche bi waaw dañ ñoo xaañ ba toj bopp arbitre de touche bi loolu nag di loo xam ne kii di Abdoulaye Makhtar Diop bokkoon ci comité éthique bu FIFA ba pare nekkoon ministre des sports Sénégal moom dafa jàpp ne loolu day yàq deru Sénégal ci Afrique ba noppi war na tax te dina tax Jaraaf ay daan tegu ci kawam ñu déglu kii reportage yu Sékou Seydi. Abdoulaye Makhtar Diop mi ngi nakarlu cong bi ñenn ci supporter Jaraaf yi songu arbitre yi ginnaaw jongante bi doon dox ci seen diggante ak Wydad Athletic Club bu Maroc ki fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram nee na li ni mel dafay yàq deru Sénégal. réew mi dafa toll ci àddina foo xam ne ci wàllu sport dëgg la daan nañu am ay jafe-jafe mais ñëpp ñu naw di la koy won mooy weeru ñu dëgmal 9 janvier incha allah fii ci Ndakaaru confédération africaine de football muy CAF dafa war a def ndaje bu mag boo xam ne dañuy sargal ñëpp ñuy yëngatu ci football mu des ay ñaari semaine ñetti semaine lu mel ni am Sénégal xam nga loolu dafay gàkkal turu Sénégal ci àddina bi kon benn gàkk-gàkk boobu ku ñu ko defal tooñ nga ñu kon ñun ñëpp mere nañu xale yi def loolu. Jaraaf war na jongante ci coupe CAF yi ginnaaw bu ñu leen éliminé ci Ligue africaine des champions waaye bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi Abdoulaye Makhtar Diop ay daan mën nañu tegu ci ndoddu waa Jaraaf. Jaraaf Dakar ci boppam daf lay wóor na dañ koy suspendre kooku mu amul sax ñaari xalaat benn xam nga coupe d'Afrique des clubs champions boo ci génne bu ñu la éliminé da nga war dem coupe de la CAF mooy division 2 bi dafa lay wóor na Jaraaf dootu ci dem ñetteel bi mooy stade Léopold Senghor bi ñu doon footballé man jàpp naa ne boo moytu dañ ko suspendre fédération sénégalaise de football ak ligue professionnelle de football war nañu woo rajo yi jour wax ak nit ñi. ngir mooy tànn li ni mel di amaat ci footballu Sénégal Abdoulaye Makhtar Diop di woo njiit club yi ñu xoolaat bu baax jikko yi ñi gunge seen équipe yi. ci wàllug championnat Ligue 1 waa Casa Sport ñoom bu nëgën daal dafa mel ni gagné guñu daal. gagné guñu de juróom-ñaari match la ñu joué perte benn bi nul juróom-benn yi loolu nag mosul am ci histoire Casa Sport ndax dafa doon club boo xam ne dafa yàgg bokk ci club yi gën a performant ci championnat bi maanaam ñoom bu ñuy départ sax dañuy départ ak doole même bu nekkee ci jeexantal ba du ñu gagné dinañ bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoo jiitu waaye ren moom ñu ngi ci ginnaaw te boobu ba tey jógewuñu fi ndax 6 match nul moom xam nga boo ko teglee dafay daal di doy waar. ñu déglu ci Mohamed Kandji.
équipe bu Casa Sport di wéy di am ay jafe-jafe ci seen jongante bi ñoom ñi lee témboowaat démb ak équipe bi di Dakar Sacré-Cœur loolu nekk seen juróom-benneelu témboo ginnaaw juróom-ñaari match yi ñu defagul ci saison bi ki leen di tàggat di Badara Sarr di dikkaat ci match boobule. match bi tey peut-être ñun dañoo yéex a égaliser mais mënoon nañu bañ a nekk toll si wut égalisation parce que match bi soo dee xool depuis départ bi ba fin match bi di defe naa ni Casa Sport moo monopoliser jeu bi daal ñoo créé occasion peut-être Dakar Sacré-Cœur bi muy dugal bi presque mun naa ni deuxième fois la woon muy egg suñu 18 mètres donc mu dugg période boobu sax suñu temps fort la woon après bàyyiwuñ li ñu doon def aussi dañu continuer di jouer de notre façon peut-être nag yàlla def ñu manqué peut-être chance. bu dee entraîneur Dakar Sacré-Cœur moom mu ngi xam ne ni luñ doon wuti foofu am nañ ko bu baax li leen yitteeloon mooy fexe ba kii di Casa Sport du def li mu war a fubal bu ko defee ñoom ñu mën a profité ci kawam Bruno Rochard di kiy tàggat Dakar Sacré-Cœur. lu ma xamal sama joueur yi mooy bu ñu defee match nul résultat bu baax la waaye tamit bu ñu gagné résultat bu baax la moo tax ci première mi-temps bi ñoom ñu def seen kéemtalaay kàttan daal di dugal bii bu rafet ba ñu ñëwee ci deuxième mi-temps bi nag am nañ ay jafe-jafe looloo tax sax suñuy adversaire daal di égaliser man daal jàpp naa ne tembo bi nga xam ne def nañ ko lu jaar yoon la. donc le score nul est mérité. ginnaaw bi championnat bi commencé ba léegi kii di Casa Sport dafa gul lu am solo ci biir jongante boobu loolu di wéy di jaaxal ay supporteram ba tax ñi nekk ca Ziguinchor di ñaax seen équipe boobu lee mu def ay jéego ci bés yi di ñëw ngir mën leen a may ndam ci saison bi lee. ca wàllug taekwondo Balla Dieye moom la ñu tabb bees ci boppu fédération sénégalaise. Balla Dieye nag buñ ko waxee Khalifa dañuy wax athlète boo xam ne ci ñi yóbbu turu Sénégal fu kawe ci taekwondo la ñu bokk ndax nekk na ñaari yoon champion d'Afrique nekk ñaari yoon médaille de bronze ci championnat du monde yi te du loolu rek moo nekk ci palmarèsam dañ koo tënk. Balla Dieye nag moom depuis démb mooy président fédération sénégalaise bu taekwondo poste boobu mu toog nag moom nee na da cey bëgg a profité pour gën a defar taekwondo Sénégal muy gën a taxawal Sénégal ci àdduna bi loolu nag nee na pour jaar ci fokk mu tàggat ndaw yi waajal leen ba Jeux olympiques yi la ñu jëm ci 2022 ci Tokyo ñu mën fa taxawaay bu rafet ñu déglu ko. lu gën a intéressant pour nga mën a dem ci Jeux olympiques yooyu mën ci participer mën ci def médaille li ci gën a ëpp solo moom mooy wàllum détection bi c'est-à-dire que sunu athlètes yi nga xamante ni xam nañu ñii suñu leen entraîné tàggat leen mettre ci leen ci condition dinañu mën a jox ay résultats yu ñuy xaar dañ leen di teel a détecté te détection boobu nag coach nationaux yi dinañ ci def lu liggéey bu am solo ak direction technique bi mën a détecté suñu athlètes yëpp au niveau national ba am benn groupe de performance et à partir de groupe de performance boobu noonu lañ leen di jox benn programme boo xamante ni dinañu permettre pendant 3 ans dinañ nekk ci programme boobu a tàggat suñu ay athlètes et aussi di leen xool fu ñu toll ci ay compétitions yu ñuy def fii au niveau du Sénégal et au niveau international ak ay stage yu ñu leen di yóbbu fu ñuy gën di yokkaat tamit seen xam-xam te loolu yëpp benn programme la bu ñuy mettre ci direction technique te ci noonu rek ak ci yoon boobu la ñu mën a def ba athlètes yi nekk ci conditions yu baax nekk ci conditions yi bu leen mën a permettre pour ñu mën a dem indil ndam Sénégal. waaw Khalifa fii la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi ci biir xibaaru benn waxtu yi ku bëgg a xam lu ëpp ci tàggat yaram wala ci leneen ci information site emedia.sn. jërëjëf Seydina Aba Gueye ñu wéy ci xibaar yi bi ñaar fukki minute ak juróom-ñaar toftaloo ci benn waxtu si ñaareel bi. xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn. ay seex yu juddu bokk ay cër loolu yi nasaraan di oowe siamois ni ki seex yooyu di Adja ak Sophie ñu dégg seeni tur lu bari ci ay bés bi kenn ki jot a ñàkk bakkanam ana lan moo waral lu ni mel di faral di am ana yan xeeti siamois ñoom ñoo am leeral li professeur Gabriel Ngom Aminata Ndiaye Sarr moo ko tënk. professeur Gabriel dañu lay laaj tey lan moo war a mën a indi ay xale di juddu ba pare di takkaloo. waaw ba fi ñuy toll nii nag maanaam ci adduna bi kenn xamul lan moo tax malformation boobu di ñëw mooy maanaam siamois kenn xamu ko. mais nag xam nañ ne daal problème bi daal mu ngi diggante ñaari semaine ak ñetti semaine ëmb mënul passé loolu te mënul ñëw aussi avant donc. diggante ñaari semaine grossesse ak 3e semaine grossesse foofu la problème bi di amee. ñaata xeetu seex yu takkaloo moo am. waaw façon yi am nag bëri na ndax ñaari siamois yi mën nañ takkaloo fu nekk comme par exemple ci bopp bi wala ci dënn bi wala ci biir bi wala ci ndunkurunk bi wala ci pooc yi donc am na ay zones yu bëri daal yu ñu mën a réunir daal
lu toll ci 2 téeméer ci ay seex yu kolante moom la ñu jot a tàkkali ci taarixu médecine ci àdduna wërngal këpp bile malformation ñu mën koo nemmeeku ci benn boo jël ci téeméeri junni ci ay ëmb ak it téeméer boo jël benn ci ay ëmbu seex buñ ko xaymawee lu ci ëpp ci ëmb yooyu ay seex yu jigéen la ñuy doon ñu fàttali ne lu ëpp ci yile seex yu takkaloo duñu dund lu yàgg. àllarba ba nëgër ni moom la ñuy waxtaanee gannaaw liggéey bu ràññeeku bi mu amal ci bopp lenn ci ay naataangoom opéré ñaari seex yi juddu woon bokkaale ay cër donte kenn ki dal dinay faatu gannaaw gi teewul loolu yi dindiwul lenn ci ak xarañam moom professeur Gabriel Ngom moom lañ leen di xamleel ni ki tey ji Kaolack la sosoo laata muy ñëw fii ci Ndakaaru ngir mutali am njàngam Ousmane Gueye. diggante médecine ak professeur Gabriel Ngom histoire la bu yàggaa yàgg door ca dëkk bu ñuy wax Xalambaas nekk ca Kaolack nga xam ne fa la fekkee baax gannaaw ab bac S1 ca lycée Valdiodio Ndiaye Gabriel Ngom yaayam doon liggéeyee ca kër ga papam nekkoon liggéeykat ca Sonacos daal di bindu ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir def loo xam ne yàgg na koy bëgg moom mooy sol blouse bu weex Gabriel bëgg ngel loolu séeréer la wante itam ceebu jën bu weex daal di nekk interne des hôpitaux ci atum 1996 bu mu génnee fac médecine bu Ndakaaru amee ab doctorat ci médecine ab diplôme d'études spécialisées ci chirurgie générale wante itam beneen diplôme ci chirurgie pédiatrique agrégé médecine boobu léegi nekk assistant faculté laata muy am postam bu njëkk ci la daan tekk fii ci Ndakaaru foofu le nag la fekkee opération bi ñu doon amal ngir teqale ay bébé yu tàq nga xam ne professeur Mamadou Ndoye moo ko jiite woon ki fi nekkoon élève Gabriel Ngom Jean Baptiste Diouf kontaan bu baax a baax ci doxalinam. moom chirurgien pédiatre la ñun ay pédiatre lañ donc ñu koy yónnee sunu malade yi nga xam dañ leen di gis pour faj leen mu war a nécessité chirurgie donc moom lañ koy référé ñu xam ci moom nit ki nga xamante ni nit ku simple la nit ku modeste la nit la ki nga xamante ni dafa am compétence yu bëri toujours prêt à servir à aider son collègue professeur Gabriel Ngom également jàngalekat la ñun ñi def ñoom moo ñu jàngal. Gabriel Ngom moom itam am ñu bëri ñoo xam ne ñoo ko marqué ci dundam mu bokk si professeur Adrien Diop. professeur Adrien Diop ñoo ñu formé ñun ñëpp chirurgiens yi nekk Sénégal ak même ci sous-région yi ay dëkk yu bëri chirurgiens yi fa nekk professeur Adrien moo leen formé suma référence la parce que moom dafa am ay valeur daal dafa gëm nit te dafa gëm li muy def waaw parce que moom dem na retraite depuis 1997 te jusqu'à ce que bu muy dee en 2017 le professeur Adrien da doon continuer di ñëw hôpital di former nit ñi pour ñu doon ay agrégé. tey nag mu gëm ne moom professeur Gabriel Ngom ni métier bi soxla na bu baax a baax ñu wàccee boppam wante itam góorgóorlu ndax saa su ne dafay laaj ñu am ay résultats yu baax. Ousmane Gueye jërëjëf benn waxtu tegal na fanweeri minute ak benn ñu jeexal lii ak foire bu Ndakaaru bi nga xam ne jeexoon na ba noppi waaye dañu ko mujj wéyaloon mu yemoo ak jamono yi njeexteelu at mi ak feeti Noël yi waaye ayu bés gannaaw gi njaay mi ak jaaykat yi nañu ko njorte woon demeewu ni ndax ba nëgët ni doxul nit ki nañu ko yaakaare woon Youssouf Konté. boo yegsee ci buntu foire bu Ndakaaru di nga teg ni foire ba jeex na ndax dugg bi ak génn bi wàññeeku na bu baax a baax ki déggal xibaar bi ni mel ab jaaykat la mi ñu fekk ci biir pavillon orange mu ngi wuyoo ci tur Alpha Oumar Diallo. par rapport ak daaw moom bi Noël yi jubsee jaay nañ bu baax a baax mais ren moom affaire bi carrément dafa xaw a wàññeeku quoi parce que tuut mooy ñëw quoi surtout semaine bi surtout dernière foire bi moom li ñu yokk moom daa mel moom moo gën a yees si kii yi quoi waaw. gisuñu benn changement quoi. Anta Badiane di beneen jaaykat bu bàyyeekoo ca Saloum moom itam noonu la ko gisee. mais foire bi moom fin d'année bi ak bu njëkk bi ouverture bi moom moo daax wax dëgg yàlla. jamono yooyu lañ doon gis ay clients ñëw di jënd jamono yooyu lañ doon gën di gis visiteurs yi mais visiteurs yi nee naa la fi mu toll nii duñ yegg si. wante lim bu tuuti boobu ñu gis ci foire bi. am na ci ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir jënd ay bagages yi nga xam ne mën nañoo soppi melawu kër ci ñoom ñu seen ci Martin Faye ànd ak soxnaam jënd si ci bagages yi. mais foire occasion la boo xam ne dañuy gis ay jaaykat yu jóge si réew yu bëri donc di indi ay marchandises yoo xam ne qualité bu baax la te mun nga ko jënd tamit mu jariñ la sa kër si lu yàgg loolu moo tax rek ñu doxantu si ñëw xool ndax li ñu soxla tamit am na fi bu boobaa ñu jënd si yóbbu si kër gi. Noël wala fin d'année. ñoom jaaykat yi ñoo ngi wax ni gisuñu visiteurs yi comme ni ñu leen daan xaaree am ñu jàpp ni tolluwaay jamono ko waral. yéen kaay ñu xëyandool ci ñaar fukk fan ak ñeneent yi
ci weeru décembre di màggal juddug Yeesu Christ ñu teewlu Assane Top. GDCS moo leen di may seen revue de presse. Idrissa Seck nag njiitu parti réew mi xëy na bàttale boppam ci yéenekaay gi di enquête ak ndaje ga woon démb ñeel wàllu ko investiture am ñi doon ko samp ngir mu doon mbër ci jongantey tànneefu njiit réew yi la ñuy dëgmal lam ci xamle weesuwul ci yéenekaay gi ne nekkatul kii doon rek di ngàññ nguuru ko président Macky Sall ak tamit di ko ërtal fi mu toll nii kay dafa fete ka askan wi xamle seeni tawat ki jàmbat ak ay jafe-jafe bu mën ci andi ko saafara waaye tamit soññ leen ñoom ci seen bopp askan wi ñu jël seeni matuwaay yi xam ne loolee kenn waru leen cee jiitu ñi fekk Bamba Fall ci yéenekaay gi di Las bu Médina mi ngi doon dalal kuréelu ko politique gu duppee seen bopp Sénégal ak Khalifa Sall fekk baax ca dëkk bu sell ba di Tivaouane ginnaaw jaayante gi ci doxalin na ko politique dalal na seen xel jëm ci ne Khalifa Ababacar Sall leer na ko naññ ne dafay jógee prison ba rek wutali palais de la République doon kii wuutu président Macky Sall. Karim Wade mi fi doon kalaame nguuru ko Sénégal xëy nañ ko tontu ci yéenekaay gi di Libération mi dikkaat ci lu yaatu ak nguuru ko Sénégal mi jël ay matuwaayam moom itamit dem ba ci weti CEDEAO leeral lu bari ci bopp kuréel ga gis ne ki nga xamante ni moom moo di doomi Abdoulaye Wade ji am yéene laaj réew mi doonul ki nga xamante ne matee na ko ci wàllu ko kilifteef wala bokk ci wàllum kayit daanaka daal ci gàttal seeni tontu doon nañu ko doy di lool Karim Wade gis na daanaka ak la jëm ci wàllu ko politique xawtul sax mu jiitu ab juddoom amaana mooy li Omar Sarr xelmati ci yéenekaay gi di Sud Quotidien ma nga cay àddunaan lu jëm ci seen candidat bi di Karim Meïssa Wade yeggee nañu ko conseil constitutionnel ngir ko càmbaram waaye nag ñaaw nañ ci njort lool ngir ëllëg ci biir ñi ñàkk koo daganal tribune yéenekaay moom dafa xëy tax rip ak deret ñeenti bakkan yu root ñaar fukki nit ak juróom yu am ay gaañu-gaañu yu métti ci l'accident ci diggante Daara Jolof ak Linguère fa tolloog dëkk bii di war xoox ab oto bu ñu wax wopp yaa moo dal di këpp Vox Populi dëggal que ne ñeenti militant yi APR ñoo dal di faatu ñaar fukk ak juróom ci ñoom am ay gaañu-gaañu yu métti amoon yéene fekkee ji ndaje ma ci range de Dolly ak liggéey yi fa président Macky Sall doon dallu ci la laas yéene kaay xëy àddune président Macky Sall jaare na fa nag déclate Djibo Leyti Ka ne ngent na barab bii di range de Dolly jox ko turu Djibo Leyti Ka doon la mu yàlloo ne dundam yépp jaglal na ko réewum Sénégal liggéeyal ko ba xëy wàcc fitna gi yurndoo ci géopolitique bi ak lañ fi dëgmal ci ay jongante nag xalif général des Tidianes na mu caa doon benn yoon magum xamoon naa ko taxit nag yëkkat na ay kàddu jaare ko ci ndaje gu ñu doon amal fii ci Ndakaaru capitalu Sénégal ay kàddoo mi ngi ci yéenekaay gi di L'As moom sang bu tedd bi mu artu jëmale ci woy politique yi ak ñi nga xamante ni ñoo seex géew bi yépp ñi wane matak dal moytoo lépp loo xamante ni mën naa joo réew mi ci musiba ki ñaawteef moom sang bu tedd bi nag woy politique yi amaana doy ñu ko ci la ñuy wax taxit nag la mu seetlu ci seen programme ba dal di koy dégtal yéenekaay bi moo di xastante wu ñu wante sutura ak tibbantey tànk ba ci lépp loo xamante ni moom moo di yàq derop nit waaye du lenn loo xamante ni war a mën a jëmale askan wi ci yokkute beneen nëpp kilifa diine ci wàllu ko jàngu bi di Monseigneur Benjamin Ndiaye borom kër gu ne yaa ngi xënte am ab dëkkuwaay mu doon jafe-jafe bu mag gës bu xóot la ci enquête yu yéenekaay xëye tey jile yéenekaay gi ne néew ju doole yi nag borom barke yi ñu ngi leen di noot dëggantaan ci wàllu gu ne mel lépp ci patapataar lu ko nguur gi mel ni ku tële Modou Mbaye xarañ lool ci wàllu wi la mu jàpp mooy mbirum location ci diwaanu Ndakaaru anam ga ñu koy defee dëppwul ak yoon beneen upp naataangoom di yëngatu ci wàllum njaay wala defarum kër la mu jàpp moo dene ñoom ci seen bopp aw nañu yoonu toroxtaange ne daañu ñàkk seenum xëy ci lu yàggatul dara ëllëg ci talaata ji Modou Lo ak Balla Gaye 2 daañu amalaata seen face to face sunu làmb xëy na xibaar bi tey jile jàpp ne xumbel yu sakkan ci wàllu ko làmb ngir màggal Noël bi lay doon ànd ak di xam le ne Balla Gaye numéro 2 dana yëngal ndaje ma ëllëg bu dee Modou Lo moom fa mu wone ak xarañteef ngir dalal xel yi. GDCS moo leen doon may seen revue de presse. Noël bu guddi gi xaajee mbooleem ñi jokk ci jàngu bi di màggal ganek àdduna Jésus Christ ñëw wax nañu yéen ci solop bés bi archevêque bu Ndakaaru moom daal di sàkku ñëpp daal di taaral jikko yi jëm ci xew-xew bi ñu dëgmal muy 2019 paluk njiitu réew mi yeneen yi nga xamante ne ni bokk na ci liy gàntal wala muy gàkkal lii di pal gi anamu tànneef bi nee nañu ko moytu faatuk Fallou Sène ndongolool yi faatu woon ca Ndar ci ab gréew tolluwaayub gëstu yi bi ñu ko sumbee ba nëgër ni lenn biragu ci ca la ñu cay leeral kenn ci avocat yi daal di jàpp ne ak loolu ak tayef la gën a méngool ak seen coobare mooy ña ko yor bitim réew ñaari weer a ngi nii Gabon kenn toogul ca boppub réew ma ci wàllu ko jëmma songam tëral njiitu réew ma di Ali Bongo moo ko waral ca Maroc opposition ba di sàkku ñu daal di leeral ndax mën na ba nëgër neem déet di wéy di tiislu doxalin boobule jaraaf bu Ndakaaru boo mooy am daan dana ko ñeel loolu ginnaaw lenn ci ay fitna yu wàlli woon na ci seenub jongante ba ñu amaloon ci Ligue des Champions ak équipe bu jóge woon na fële ci réewum Maroc
Insa Seck moo leen doon dégtal xibaar yi ci jàppandil gi Mouhamadou Kandji ci kaddu gi Khalifa Diakhaté 2-19 ngeen war si ànd ak Migi Maram Ndiaye ginnaaw gi tonton Ada ak Sila Muñël daañu dalal seen gan ginnaaw ñuy xajal DJ Kemba ci thé ak ataaya di la ñaanal ngeen yendu jàmm. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté catholique et la communauté chrétienne de manière générale. Bonne